dajale tey mooy dañu am ndaje moo xam ne dañ koy waxtaanee mu dajale ñeent fukki réew ak juróom-benn yi nga xam ni ci wàllu tubaab moom la ñuy wax ne réew yi gën a néew doole ci àdduna. bu ñu xoolee ni ñuy classé réew yi am doole buñ ci tudd ay Amérique tudd ci Europe tudd ci yeneen dëkk ci seen nekkin ci seen dëkkuwaay ci seen dundin ci noonu la ñuy nettee réew mu am développement. ñu ne kon ñeent fukki réew ak juróom-benn yi nga xam ne tey buñ tàllaloon réew yi ci àdduna bi yëpp ñoo ci gën a ndóol nan la ñuy waxtaanee ba déggoo ci kàddu nga xam ne tey lii moo nga xam ne moo yëngal jamono ñu koy wax changement climatique. jaww ji tey dégg ngeen dëkk yëpp di inondé États-Unis inondé Europe inondé Asie inondé lépp lu ko waral mooy changement climatique. buy tàng day tàng jër buy sedd day sedd guy buy amul taw day nekk désert bu taw amee inondation am. alors que am na ñaar fukki at wala ñeent fukki at ci ginnaaw yooyu doon ñu ko woon dund lu tax ñu dund ko ñu ne lu ci ëpp nit a ko teg boppam ndax nit mooy dagg garab nit mooy def industrialisation nit mooy taal mbalit nit mooy sànni mbalit ci géej gi nit mooy def daanaka li waral coow li yëpp nit a ko teg boppam. waaye nag doole yamul ndax ñiy yàq ak ñiy subir conséquences yi yamuñu doole tey boo demee ci réew tugal yi am nañ doole joo xam ne tey bu tawee léegi fii ak ñaari waxtu ndox mi yëpp dem lu mu tàng am nañ solution yoo xam ni alternative tey bu daay lakkee lu métti mën nañ ko circonscrire ndax am nañ ay moyens waaye ñun loolu lépp fekk ñu ci ñun bu bekkoor jotee dañuy loof parce que ñun suñu lépp ñu ngi ko def ci dundante mbay ak sàmm ak napp tey bu jur gi amul lu mu lekk sàmm gi du dox ñiy bay bu suuf si amul ndox duñu bay kon ñiy dund ci géej gi bu géej gi pollué woo ak ay plastique buñ demee duñ napp duñ gis donc pour ñu faire face à ça ñu ne ñun ñeent fukki réew yi ak juróom-benn yi nga xam ne suñu doole bëriwul nañu tënk suñu kàddu lii nga xam ne moo xew ci jamono tey ñun pour ñu génn ci nan la ñuy def ñu ne dafa am ñaari bànqaas yoo xam ni moom la ñuy def bi ci topp benn mooy adaptation bi mooy tey lii am na nan la ñuy def ba dund parce que mënuñoo génn àdduna bi ci suuf la ñuy dund bu tàngoor bu métti amee nan la ñuy def bu sedd bu métti amee nan la ñuy def bu bekkoor amee nan la ñuy def bu inondation amee nan la ñuy def loolu il faut ñu adapté wu ci circonstances yi mais tey nan la ñuy def ba diminuer choc yi tey ñu ne bu inondation amee ñun gouvernement Sénégal yan jumtukaay lañ war a def yoo xam ne tey nit ñi duñu sonn gis ngeen ne ñaari weer a ngi nii réew mi amul foo xam ne amul ndox macha allah nawet bi bëri na waaye dëkk yu bëri dañu inondé tey imagineel plan Orsec bi nga xam ne gouvernement Sénégal dégage na ko ak moyens yi mobilisé bu inondation yi amul woon loolu mën naa jëriñ santé loolu mën naa jëriñ éducation loolu mën naa jëriñ mbay mi mais phénomène bi tax na état bi lépp lu mu téewoon da koy bàyyi jàkkaarloog inondation yi pour dimbali population yi ñi ngi pompe ñi ngi saupoudrer ñi ngi appuyer te loolu lépp c'est de l'argent qui n'était pas prévu donc loolu nan la ñuy def ba taxaw ci phénomène boobu bi ci des ñu ne ñun réew yi néew doole fii ci Dakar ñi ngi jëm li ñuy wax COP 27 mooy ndaje mi gën a mag ci àdduna di waxtaanee wàllu climat àdduna bi yëpp di fa daje ñu ne ñun comme dañoo néew doole buñ demee taxaw ak ñi nga xam ne tey ñooñu ëpp doole te ànduñu dañuy écraser ndax foofu kenn ku nekk sa intérêt ngay défendre mais ñun ñi nga xam dañu néew doole nag bu ñu àndee nekk benn kàddu xam li ñu bëgg parce que nit ki balaa mu laa dimbali il faut nga xam li nga bëgg mooy définir say priorité wax ko ci ni mu gën a leeree ak ni mu gën a yombee loolu fii incha allah balaa ñoo jóge ci ndaje mi dinañ ko définir réew yëpp ànd am genn kàddu suñuy ministre incha allah feeg ñaari fan dañ fiy tase ministre Afrique yëpp dañuy ñëw yu yor wàllu environnement fii ci Dakar pour waxtaanee Afrique nan lay demee Égypte ndax ren COP bi Égypte moo koy recevoir waaye Afrique ni muy demee Égypte dañu ciy boole les pays les moins avancés ne leen ñun bu ngeen demee kàddu Afrique lii lañ bëgg ngeen waxal ñu lii lañ bëgg ngeen défendral ñu lii lañ bëgg ci taxawaay su ko defee réew yi nga xam ne tey ñoom ñëpp a jëloon engagement
depuis bi ñu defee COP de Paris en 2015 ñu ne woon at mu jot dinañ financer 100 milliards de dollars ba léegi nii forage daal xëddem ñu ci bëri engagement yi ñu jëloon respecté wuñ ko mën nañu wax ne peut-être Covid bi jaar na fi peut-être yeneen phénomène jaar nañ fi mais daal li ñu constaté te président rappelé ko keroog bi mu demee Rotterdam mooy engagement yu bëri respecté guñ ko te comme ñun duñ polluer lu bëri waaye malheureusement ñun ñooy subir conséquences dañoo war a taxaw lëkkaloo jàppandoo doon benn bu ñu demee fa ñuy dogalee ñu ne leen attention les pays les moins avancés soxla nañ ndimbali nii la toll nii lañ ko bëgg a defee ci nangami at. non ñun loolu dafa am bi ñu defee accord de Paris dañ ne réew mu ne da ngay def li ñuy wax sa feuille de route mooy tey dañ ne àdduna bi dañu d'accord ni dañu war a maintenir progression température au moins du weesu 1,0 degré Celsius tey bu ñu nekkoon par exemple damay wax exemple bu ñu nekkoon ci 20 degré ñu ne nañ def tout ba 21 degré 5 du am nu ñuy def ñii ne nañ def mix énergétique mooy courant bi nañ xool nuñ ko gën a jëlee ci jaww ji nañ ko gën a jëlee ci ndox mi nañ ko gën a jëlee ci ngelaw li loolu Sénégal tey def na ci jéego bu rëy depuis accord de Paris ndax tey suñu taux dépassé na 30% de mix énergétique ci ay centrales solaires centrales éoliennes ak centrales hydrauliques beneen bi ci des mooy ñu ne mbay mi nan lañ koy adapté tey boo xoolee Sénégal malgré 3 mois rek lañ am ci taw mais ñi ngi développé ay agropole yi c'est pour faire face à ce phénomène nga xam ni dinañ fa jàng dinañ fa jàngale dinañ fa bay dinañ fa transformer mu am loo xam ne day jariñ askan wi tey boo xoolee def nañ agropole sud def nañ agropole centre tey ñi ngi waaj a def agropole nord bi ci des mooy ci wàllu environnement Sénégal changer démarche Sénégal définir une nouvelle politique mooy lan accentuer sur le développement durable loolu président de la République chaque fois mu dem ci ndaje da koy rappeler te mi ngi ciy def jéego yu am solo def leadership boobu Sénégal développé moo waral ndaje yëpp di fi am tey fi mu toll Sénégal mooy présider Union africaine loolu ñëpp xam nañ ko waaye Sénégal mooy présider la conférence des ministres africains de l'environnement tey ndaje mi Sénégal moo koy abrité àdduna bi yëpp fi daje ba tey représentant spécial président États-Unis muy John Kerry il sera de la partie kon loolu am na lu muy wane te yooyu yëpp ay jéego la yoo xam ne Sénégal mi ngi koy def pour gën a suqali politique environnementale ñun nag bi ñu defee suñ feuille de route du ministère de l'environnement moo ko def mais Sénégal moo ko def secteur yëpp ñu ne bu ñu amoon presque 14 milliards de dollars dinañ financer suñu contribution déterminée nationale loolu nag li ñu koy may mooy ñaari bànqaas mooy adaptation bi ak atténuation bi gis ngeen géej gi dëkk yu bëri mu ngi leen woon commencé nangu mais action yi ñu def gis ngeen ko dem Saly peut-être ku dem yeneen dëkk yaa ngi gis fii Dakar am na projet Waka mi ngi avancé pour sauver Gorée pour sauver Corniche bi pour sauver yi nga xam ni tey ba Ziguinchor bi ci des mooy wàllu sàmm gi ñu ngi trouver ay alternatives pour di dugal ay races yoo xam ni dinañ adapté wu à ce phénomène wàllu mbay mi état ngi def jéego yu am solo et ñi ngi jëm ci foo xam ni dafa nekk ci wàllu exploitation pétrole ak gaz lu ëpp ñeenti at experts yi ñi ngi xalaat nan lañ mën a tirer le maximum de revenus en même temps préserver l'environnement tout cela dafay wane ne son excellence monsieur le président de la République am na vision bu leer ci wàllu environnement et gouvernement bi mu teg en place aussi ñu ngi ciy jéem et la société civile sénégalaise aussi est très engagée de même que le secteur privé voilà loolu daal mooy solos ndaje bi ñu leen di gërëm di leen sant wasalaam